xutbul xaafi xayni baynal mashriqi yaa leen gën. salaamaaleykum mbokku téléspectateur wu Sen Kaddu point net tey jii ñoo ngi biir Tivaouane ci spécialement salle cérémonie tey dañoo am invité joo xamante ne yaakaar naa duñ ko présenté ci monde média wala monde presse ñoo ngi wax ñoo ngi monsieur El Hadj Malick Dramé spécialiste en islamologue donc dañ koy jox kàddu gi moom mu présenté wu après ñu doog a dugg ci biir waxtaan bi. waaw alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammad ibni abdillah xaatimi nabina wa imamil mursalin amma baad asalaamualeykum wa rahmatullah. waaw mbokk yi nga xam ni yéen a ngi nekk ci internet bi comme ni nga ko waxee ñu ngi leen di nuyu di la fay di leen wax soyez les bienvenus ici à Tivaouane comme ni nga ko waxee rek Tivaouane moom dëkk la boo xam ni dëkku yonent bi la waaw dëkku yonent bi la dëkku Cheikh na Tidiane la waaye dëkku Cheikh Seydil Hadji Malick la comme ni nga ko waxee tey nag ñu nekk ci 116e édition gàmmu ñu war a seq ak yéen ay waxtaan rek kon ñu ngi leen di déglu ay kaddu pour présenter wu rek man maa ngi tudd El Hadj Malick Dramé juddoo fii ci Tivaouane màggee fi yaroo fi waaye nekk doomu xadara bi kon ñu fas yéene waxtaanee lépp lu ngeen ñu laaj rek ñu joxe ci sunu xalaat. jërëjëf sëñ El Hadj Malick Dramé donc tey jii première question bi wala ci thème bi ñu war a waxtaanee moo di thème gàmmu bi. mu di paix et prospérité tey ji yow lan nga ci mën a wax tey ji. waaw xam nga buñ ne paix moom damay wax ni ku koy wax rek l'islam ngay jàppale ku koy defal promotion l'islam ngay jàppale ndax l'islam léppam paix la dama la ci jox ay exemple yu gàtt rek l'islam booy nuyoo ci l'islam looy wax asalaamualeykum baatu jàmm day ñëw. l'islam li mu gën a fonk mooy julli nit ki buy sëlmal ci julli lu muy wax asalaamualeykum baatu pay day ñëwaat nit ki même bu demee bañ tëral ko ci jàkk mu war a wuy ji boromam bu ñuy kàddu yi ñu mujjee wax ak moom mooy asalaamualeykum kon yooyu ay symbole la yoo xam ne l'islam moom dafa léppam jàmm la waaye nag tubaab yi dafa am lu ñu wax dafa am benn philosophe bu mag bu ñuy wax Hegel dafa wax ni la paix c'est pas un mot mais c'est un mode de vie mu ni jàmm du lu ñuy wax mais lu ñuy dund la kon tey nag boo xoolee dañu diaboliser islam ci àdduna bi façon diabolisation boo xam ni bëgg a gëmloo nit ñi wala bëgg a gëmloo àdduna ni l'islam diiney fitna la diiney terrorisme la te loolu nag ñooñ l'islam ñoo am responsabilité ci leeral loolu ndax il faut ñu delluwaat tuuti ci démb ndax tubaab bi dañuy wax l'histoire se répète li amoon démb boo ko xamee di nga xam li waral li am tey am gis nga tey kenn mënul wax ci àdduna bi te doo wax soo souligner problème mu terrorisme nga xam ne tey mooy menace bi nga xam ni moo jaaxal àdduna yëpp te gis na ku ne gis na yàq yu bari yi mu def tey ci àdduna boo demee ci Moyen-Orient wala nga dem fu mel ni Occident fu mel ni États-Unis France Europe d'une manière générale li fa terrorisme def moo tax tey ñu jël 116e édition bi def ko paix mais lan mooy paix tamit dañ cee war a waxtaan est-ce que paix mooy bëgg a not aw nit woo xam ni dañoo am ñoom seen xalaat buñ jàpp ni moo gën ci ñoom gën ci seen diine gën ci seen àdduna gën ci seen àllaaxira ndax damay wax toujours di ko yàgg di wax damay wax ni Sénégal ñun am nañ chance def nañ Moyen-Orient tuuti ndax man Égypte laa jàngee ci Al Azhar te def naa fa lu mu gàtt juróom-ñaari at kon xam naa tuuti Moyen-Orient la fa nekk mais ñun Sénégal dañu am chance bu rëy waaye mais il faut ñu xam li ñu am lan la ndax boo demee ci yenn dëkk yi da ngay gis dëkk yoo xam ne tey ñii dañuy gis écoles yi day bari ñii dañuy nekk ay Maliki maanaam écoles yi l'islam yi ñii dañuy nekk ay Maliki ñi nekk ay Hanafi ñi nekk ay Shafi'i ñi nekk ay Abu Hanbal waaye Sénégal dañoo am chance bu rëy mooy ñëpp li ëpp ci réew mi ay Maliki lañ ñoo bokk sax école bu leen tënk boo jëlee ku mel ni Cheikh Seydil Hadji Malick ku mel ni Cheikh Ahmad Bamba Cheikh Abdou Khadir Jeylaani
ñooñu ñëpp presque ci Malick lañ nekk loolu damay wax ni buñ ko exploité li ñuy dégg ci àdduna bi yàlla mën nañu cee musal waaye mais à condition nag combat bi ñu boole ci ñi ci war a boole ndax problème mu terrorisme tey dara mënu ko régler lu dul idéologie combat idéologie la te boo demee tey Europe bu dee ay armes ñooñu ko ëpp bu dee ay matériel ñooñu ko ëpp bu dee sécurité fa la ëppee te teewul gis nga yàqu-yàqu yam fay def kon damay wax ni combat la boo xam ne combat wu diine la buñ ko bëggee réussir li gën a gaaw mooy ñu boole ci nitu diine yi waaye nag nitu diine yi tamit ñu am fulla ju toll ni duñ nangu dara ñëw ñu exploiter leen ci jël ci seen xalaat ba pare bu pare ñu seppi leen ci loolu am na ñu ko daan nangu mais génération bii duñ ko nangu ndax nitu diine yi léegi dafa soppeeku këru diine boo dugg ay docteur nga fay fekk tey boo demee Touba di nga fa fekk ay docteurs yoo xam ni spécialisé wu ci droit international ñii spécialisé wu ci politique ñii spécialisé wu ci théologie ba ci agriculture kon il faut ñi jiite réew mi ñu xam ni contexte bi dafa changé man daal li may wax di ko lancer un appel solennel di ko wax surtout le gouvernement du Sénégal ñu xam ni Sénégal ñun amuñu problème mu diine loolu neex naa layal ndax Sénégal ki ko njëkk a jiite bokkul ci diiney l'islam te dañ koo yaatal mu jiite réew mi nekk fi musul am benn problème ak jullit ñi ñu dawal tuuti ab jullit soog a ñëw muy Abdou Diouf kon Ablaye Wade ñëw ba ci ni président Macky Sall ñëwee Sénégal amuñu problème mu diine ñun chrétiens yi fii tey ci gàmmu gi démb rek am na ay chrétiens yoo xam ne ñu ngi doon way fii ci xadara Cheikh Seydil Hadji Malick kon ñun amuñu problème mu diine waaye nag bu ñu nangu tamit tubaab bi di ñu importer combat yoo xam ne du sunu combat ndax boo xoolee damay wax ni Afrique première guerre mondiale Afrique moo ko xeex deuxième guerre mondiale ñun ñoo ko xeex te bu ñu amul fulla ak fayda combat wu terrorisme bii Afrique moo ko nar a xeex loolu nag problème mu nit ku jël say responsabilité bañ tubaab bi di ñu importer combat yoo xam ne ñun concerné wuñu li may wax ni ab junj la waaye il faut ñu wax ko mu leer maanaam man damay gëm ni Sénégal terrorisme amu fi place seen ñun ñi def Moyen-Orient xam ko tal nañ leneen lu dul kon état bu mu jël tempsam ci loolu trop donte nag di nga maytu ndax tey ko xool dëkk bu mel ni Mali la fa xew Tombouctou di nga maytu waaye nag topp programme tubaab yi de trop te ñu am yeneen i priorité dama jàpp ni tey état Sénégal bu mu concentré wu ci loolu trop waaw waaye daal li may wax pour tënk rek mooy la paix daal c'est pas un mot c'est un mode de vie mais bu dee dañuy dund jàmm te doxaluñ ko waxaluñ ko ba pare bëgg a dund jàmm jooju mënul nekk loolu laay wax pour résumer rek. xutbul xaafi xëy ni baynal mashriqi